dañ koy dooree ak la Tribune Quotidien moom mu ni entente secrète qui a perdu Mimi et compagnie discours bi mu amal am na jàngat bu bari boo xam ne war nañ ko ci mën a daal di def moom Mimi Touré ba tey ci xëtam wu njëkk ci rek la Tribune Bougane Gueye Dany mi nga xam ne moo doon invité Ndoumbelane nag démb ci guddi waxtaanee na lu bari li nga xam ne Macky Sall ci jamono ji moom la nam ma defal mu ni li ñuy wax ci lu bari loo xamante ni si jëm ci réew mi dara amu ci dañoo wane seenug limite maanaam dañoo tëlee waxtaane na tam li nga xam ni moo waraloon gëm sa bopp daal di dem jàppale kii di rek Idrissa Seck ci élection yi la ñu génn moom jàpp na ni lu jëm ba tey ci wàll wi Bougane ni groupe bi dana employé lu toll ci 560 personnes yu ñu daal di tas ci rek 5 wala 6 structures lu toll ci 126 millions de masse salariale moom la daal di fay lu wute lool ak nguur gu Sénégal xëy na nani doxalee Tribune la ñuy desandi ba tey ak Mamadou Diop Decroix mi nga xam ne daal dinay wàcce Macky Sall Idi ak Omar Sarr gannaaw ba nga xamee ne amoon nañ ak dajaloo ci boppu réew mi mu jàpp ni lu ni mel dara rek amu ci lu am solo seen poste rek moo leen fa daal di bàyyi ci jamono jooju ñi ngi waxtaane ba tey ci Tribune Quotidien rencontre diggante Ahmed Aïdara ak Khalifa Sall ñu ni l'heure des épreuves politiques benn rek ca Guédiawaye ca plage ba encore sans vie bu jeune la ñu fekk rek mu yàqu loole yëpp mën ngeen ko daal di yéex ci Tribune yéenekaay ñu tàbbi ci beneen quotidien Sud Quotidien lay wuyoo fin de mission à la tête du CSE et engagement politique Mimi Touré daal di snobé Macky Sall jox na leen nag dig daje ngir wax ci lu jëm ci wàllu politique loolee moo tax suñu naataango yi ne Mimi Badou day ñëw ber yoonu boppam ci wàllu politique ndax na mu gisee mu waxee ni dafa mel ne àndul ci dogalu wala doxalinu président Macky Sall ñu tabbi ci Les Échos mu jóge ci boppu conseil économique social et environnemental Mimi Touré daal di rek ignorer complètement Macky Sall daal di snobé kii di Idrissa Seck mu wax ni engagement am ci politique dara rek du ko dindi ndax soobu na ci teyit xoqatal wala tiitaange du ko ci génnee kon loolee tax na suñu naataango yi Les Échos ni Mimi ndax dafa noppi rek ngir jàmmarloo ak kii di président Macky Sall ci jamono jooju Aly Ngouille Ndiaye di wax ni ñi ngi génn ci gouvernement bi waaye ak sigiti amuñu ci benn yoon gàcce jëm ci sunu wàllu doxalin wala nanu ko yore woon Oumar Sarr daal di ci jamono ji ma ngay tibb ci parti démocratique sénégalais ñu ni kara jóge na ci Wade dem ci Omar Sarr am na yeneen départ yoo xam ne ñi ngi koy annoncé ci Les Échos ba tey Barthélémy Dias ni jeexagul dil yi moom des na ba tey ci biir rek Macky Sall ak ñi mu war a woo ñu tabbi ci Le Quotidien Mimi s'en va sans remercier Macky Sall loolee ñu mel ne ñu bari ci taskatu xibaar yi dañoo def ak seetlu ci bi muy waxtaanam gu mujj jëm ci bopp rek conseil économique et social et environnemental googu nga xam ne moo ko jiite woon te nu jëlee ko fa daal koy jox Idrissa Seck loolee mën a jàpp ni rek mu xamle ni ci Le Quotidien engagement am ci Sénégal moom du ko bàyyi tey du ko bàyyi ëllëg muy fàttali ni ak mbégte rek la amoon ngir rek servir République bu Sénégal juróom-ñetti at ak léegi ñu daal di def ak nataalam ci biir Le Quotidien ci gouvernement bu yees bi Mamadou Diop Decroix ni gëmu ko benn yoon ñu waxtaane ba tey ci wàllu tàggat yaram ci CAN 2022 bi ñu dëgmal éliminatoire yi ni wéyal ci jamono ji am na ñeenti forfait Le Quotidien moo ni xamle ñu waxtaane ak libération ni APR ak opposition bi ci seen rek naqar lañu daal di fésal gannaaw ba nga xamee ni amoon nañu gouvernement bu yees ci jëm Macky Sall jël boobee dogal Sonko ak ñi mu àndal jàpp ni Idrissa Seck mi nga xamante ne si moom lañ tabb ca kaw conseil économique et social lu ni mel nasaxar rek lay mën a jural askan bu Sénégal ci jamono jooju waxtaane na tam li nga xam ne moom la quotidien yu bari seetlu mooy kii di Mimi Touré mi zappé Macky Sall ba pare joxe rendez-vous prochainement ci jamono jooju Amadou Ba ak Aly Ngouille Ndiaye wax nañu ne tey lañu gën a ànd ak président Macky Sall Libération moo ni xamle Decroix moom moo ni rek VAR bi a confondu les uns et les autres ce sont des extraterrestres lu ni mel la daal di xamle ci Libération ñu tabbi ci Source A
moom itam mu yàbbi ci li nga xam ne Mimi Touré noonu la doxandale naka démb mu ni waxul benn yoon turu Macky Sall ak Idrissa Seck bi muy amal discours tàggoom boobee loolee di firndeel ni rek kon tàmbali na lu jëm ci guerre bi loolee la ko source a daal di bindee kii di Aly Ngouille Ndiaye daal di wax moom ci gannaaw ba nga xamee ne moom itam daal di nañuy tekki ndombal tànkam mu woo ci ñi nga xam ne ñooñu la àndal ñu ànd ak dal waaye jàpp na ni ay mbiram daal di baax ci li nga xam ne doxandana na ko ci biir gouvernement bu Sénégal ci jamono jooju kii ni daal di fal CNG mu wuti fa Aliou Sarr Bira Sène mi ngi rek commencé di artu am na ñoo xam ne dañu ne ci làmb ji ngir lu leen neex defee ko ni leen neex loolee dañu koy dakkal du mën a nekk ñu waxtaanee ba tey ci Vox Populi li nga xam ne mooy ay vérité Amadou Ba ak Aly Ngouille Ndiaye ak Mimi Touré loolu la xëy daal di fésal daal di koy yaatal ci biir rek yéenekaay bi mu ni le pouvoir de décision c'est Dieu qui l'a mis entre les mains du président Macky Sall maanaam yàlla moo dogal lu ni mel Amadou Ba moo ni xamle Aly Ngouille Ndiaye moom gis ni jarul def bruit bu bari mu génn ak rek xel mu dal ak yëkkatiku Mimi Touré ni engagement am ak Sénégal xanaa moom mu demee ba nooyeetul rek yàlla na yeex waaye tey la gën a taxaw ngir rek défendre lu jëm ci biir réew bu Sénégal ñu wax nii rek ba tey voie dans laquelle Macky Sall s'engage et sans issue maanaam amul benn yoon wu rafet wala wu baax wala mu mën a am njariñ Mamadou Diop Decroix moo ni xamle ba tey ci affrontement violent ak étudiant ak i policier foofee ci avenue Cheikh Anta Diop benn étudiant bu nekk Massa ci 2 dañ ko blessé ci balle blanche ba tey Far Mameli ñu ni dañ ko menacé dañ fa war a amal benn hôtel ci jamono jooju kii di maître Aïssata Tall Sall mu estimé que Macky Sall a corrigé une double injustice jëm ci li nga xam ne mooy femme bu njëkk daal di chef diplomatie ci biir réew bu Sénégal ñu tabbi ci enquête moom itam wax na ci li nga xam ne mooy dem ak Mimi Touré germe d'une future opposante kon Mimi day ñëw opposé wu loolee mooy gis-gisam jëm ci rek enquête quotidien ñu waxtaane fii ba tey lu jëm ci obstacle climatique yi nga xam ne immigration irrégulière bi mi ngi koy daal di am mu nettali lu jëm ci wàllu woowu def ci tam ak dossier gu yaatu ñu mën a waxtaane rek ni ñi nga xam ne waxoon nañu ne dañuy nekk ay góor jigéen te ñu doon amal ay sëy ku ci nekk rek am na daan bu ñu la teg waaye dafa jàpp ni daan yi dafa rek sedd bu baax a baax sélection nationale ak club yi fin du cumul de poste d'entraîneur maanaam ñi yor sélection yi jëm ci seen wàll dañuy commencé di leen fay ak salaire dootuñu leen may ñu daal di yore club yore sélection nationale las xam le ni Mimi Touré daal ne stoppé Macky Sall accélérer la cadence de la rébellion maanaam lu jëm mi ngi woo ndaw ñi ak nation bi ngir amal ak liggéey bu am solo ñi ngi koy xaarandi ba xam mbir yi fu muy daal di mujjee ba tey waxtaanee nañ ci biir L'As quotidien diggante daje ak Macky Sall ak Idrissa Seck Mamadou Diop Decroix mu ni ab combine kese moo ko daal di lal jëm ci wàllu wu ni mel ñu tabbi ba tey ci rek desandi ak L'As quotidien Albert Damankang Camara ministre de la sécurité de la Guinée mu ni l'hypothèse d'un scénario à la rwandaise n'est pas à exclure loolee la amal moom itam ci xët bu njëkk bu L'As quotidien ñu dem ci lii quotidien départ u Aminata Touré ci bopp conseil économique social et environnemental ñu ni dans les coulisses d'un si difficile adieu ni mu ko defee metti na lool moom mi di rek Aminata Touré ñuy lire naam kanamam ñagasul ay kaddu ya ak tey lañ ci nemeeku waaye bu ñu seetloo rek mu mel ne dafa am lu mu jàppal kii ko di faloon di Macky Sall ak ki ko wuutu di Idrissa Seck kii di Aminata Aïssata Tall Sall mu ni mauvais départ ndaxte kii di doomam dafa rek interdiroon journalistes yi ñii di militants yi di semer bordel teel na lool ci ku ñuy doog a fal mu war a jiite diplomatie bu Sénégal ñu waxtaanee ci 24 heures chrono mu ni lan moo nekk ci boppu Mimi Touré moom loolee la daal di rek bëgg a xam Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal wax nañu ne dinañu rek wàcc ci mbedd bi naka tey jiile ngir jàmmarloo ak wala waxtaan ak askan wi jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi koy rek dund boobaak léegi ñu waxtaanee ba tey ci marche boobee tey jiile ngir ñaawlu rek ñi nga xam ne dañ ko
caricaturé woon Mohamed sallallahu alayhi wa sallam te président Macron yooyu yàbb ci wàllu liberté d'expression kon tey jile ca place de l'Obélisque dinañu fa amal ak doxuk ñaxtu premier couac sec Macky Sall Aminata Touré loolee la critique daal di xamle leader AJ/PADS wax ni ba tey ci rek critique ak combine moo lal lu ni mel ñu tàbbi ci Dakar Time mu waxtaane ak lu jëm ci émigration clandestine bi nga xam ne ci large Sénégal la ñuy wutali bitim réew mu ni loo xam ni ay jafe-jafe la yoo xam ni boobaak léegi ñu ngi koy nemmeeku xëy na gisaguñ ci saafara gone ya naam nit ñaa ngi wax waaye gisuñu ba tey lu leen mën a tee ci réew mi muy loo xam ne war nañ cee jël dogal bu gën a rek yes bu leen mën a xëy na moytuloo ñuy dem rek di faatu lu baree bari ci biir géej gi ñu jeexale ak direct news munu couple sans enfant yi poids bi mu mën a doon ci ni ñu lay gisee ci biir société bu Sénégal moom itam jàngat boobu la def bu yaatu ci biir rek yéenekaay bi loolu moo gënoon fës ci li nga xam ne moom la ëttu yéenekaay xëy fësal xibaar yi daal di jeex ñu fàttali leen li nga xam ne waxtaanee nañ ko ci biir xibaar yi gënoon cee fës bokk na ci passation de service bu Aminata Touré comme ni ko yéenekaay yi xëy fësalee moom yeeyu jàbbi ba benn yoon ci turu Macky Sall wala ki nga xam ne moo ko fa wutu Idrissa Seck daal di joxe date kon ñi koy xaarandi xëy na mu war a rek soobu mi ngi ci politique bi sax wala day dem ak déet ber yoonu boppam waxtaane nañ càmm alliance APR réew mi kii di secrétaire général bu AJ/PADS Mamadou Diop Decroix gis ci lenn lu dul ab combine ngir mën a nasaxal opposition bu Sénégal li biir xibaar itam wax nañu leen ñi nga xam ne dañ leen ni waxoon ni dañ leen jàpp ñu nekk ay góor di bëgg sëy ci seenu ko biir ku ci nekk lanu la daan waxtaane nañ ak biti réew daal di waxtaan aslëf tam ci tàggat yaram daal di leen di bàyyi ngeen wéy ak programme rajo leader Zik FM 89.7 jaajëfal Safiatou Ba mi jàpp ci xibaar yi ba mu yanji ak kii di Cheikh Anta Gueye programme Zik Aminata Touré gannaaw ba nga xamee ne jëlee nañ ko ci boppu conseil économique social et environnemental responsable APR bi daal di défendre li nga xam ne mooy doxalinam daal di rek zappé ki di président Macky Sall ak Idrissa Seck mi nga xam ne moo ko fa wutu ci bi muy amal discours am ñu war a waxtaane tamit li nga xam ne mooy lëkkaloo gi ñu daal di nemmeeku ci diggante APR ak réew mi secrétaire général bu AJ/PADS Mamadou Diop Decroix ne gisu ci lenn lu dul rek na saxal opposition bi muy opposition boo xam ne fa seeni wu faa jóge ngir rek dem ci Macky Sall ci biir journal bi tam ñu waxtaane li nga xam ne moo génn ci rek comme xibaar wala verdict naka démb ci rek ñi ñu tuumaaloon ni ay góor jigéen lañ tan jàppoon leen ñu tolloon ci 20 ak juróomi ndaw 1 ak 3 ci ñoom ñu bàyyi leen ñu ñibbi li ci des nag ñenn ñi juróom benn weer ñeneen ñi ñetti weer ci biir xibaar yi dinañ waxtaane aslëf ci biti réew laata ñuy waxtaane tamit aslëf ci tàggat yaram waxtaane tam li nga xam ne yéenekaay yi moom lañu koy fësal ñu daal di ñaanalante xibaar yi daal di jeex Cheikh Anta Gueye moo nekk ci machine bi soxna Fall ci kàddu gi dal leen jàmm. Bismillah ñu daal di koy doore rek passation de service naka démb ci ministère des affaires étrangères bi ñu dénk wàllu biti réew ci diggante Amadou Ba moom mi nga xam ne moo fa jugee ak maître Aïssata Tall Sall mu doon ab cérémonie boo xam ne ñi nga xam ne ànd nañu ak ñoom daal di woon nañ koy teewee ci suba gi ñu mën a waxtaanee rek ni kii di ministre maître Oumar Youm moom itam wàcc na fauteuil ba jox ko Mansour Faye ci kaw boppu ministère des infrastructures ak transport terrestre ak désenclavement. ci la ñuy desandi passation de service ak soxna Aminata Touré mi nga xam ne démb daal dinay wàcc moom itam fauteuil ba mu toogoon ci conseil économique social et environnemental daal di koy jox Idrissa Seck waaye moom teewu fa ci rek bi muy amal janoo ak taskatu xibaar yi ki nga xam ne moo jiite woon conseil économique social et environnemental tuddul benn yoon chef de l'État gërëmu ko teyit waxul ci moom yeyul yàbb ci moom tamit la def kii di Idrissa Seck mu di noppi goo xamante ni si ñu bari dañoo gis ni xëy na xalam neexul ca nan doxandalee Aminata Touré nga bokk ci ñi nga xam ne xeex nañu ba tey ngir APR surtout sax ci kanamoo tey jile Idrissa Seck mi ko fa wutu gannaaw ba nga xamee ne élection yi li ñu génn da ko doon contesté moo génnoon rek di jàmmaarloog moom ci ay kàddu Alassane Balde moo def boobu jàngat.
Aminata Touré nekkoon fi présidente conseil économique et social nag am taxawaay ba ñu ko xamee mu di dal ak sérénité gannaaw bu mu doon yëkk ay kàddu lu toll ci fukki simili ak juróom ci bi ñuy amal cérémonie dépôt rapport d'activité yu mu amal ci bopp boobule institution jafe na ngir gis ci xar kanamam bépp ñagas bawoo ci dàq bi nga xamante ni moom lañ ko dàqee ci boppale boobule institution rawatina ci ki nga xamante ni moo ko nar a wuutu mu di Idrissa Seck moom mu nekkoon ku njëkk kuy dal ci kaw Idi gannaaw bi nga xamee ni moom moomule mi ngi nekkoon ci aile dure bu opposition bi niki tey moom lañ daal di récompensé Aminata Touré nag nekkoon ku njëkk nga xamante ne rek moo daal di yëkk ay kàddu ngir ñaawlu kàddu yi nga xamee ni Idi yëkkati na ko jëm ci parrainage bi mu jàpp ni rek dafa jot mu dem liggéey ngir am 1% bàyyi wax ji lu jëm ci faat bi nga xamante ne moom lañ faat étudiant bi di Fallou Sène ci ay jamonoom moom mu jàpp ni Idi daf ko daal di bëgg politiser mu mel ni moo nekkoon ku njëkk ku nga xamante ne rek mooy daal di dal ci kaw Idi saa su nga xamee ni ex maire de Thiès daal dina yëkki kàddu ngir dal ci ki nga xamee ni moo nekkoon ex mentorom di Macky Sall niki tey ak kàddu yi nga xamante ni moom la yëkkati ci anam yu ni mel di firndeel ni rek digganteem ak Macky Sall day gën di ñagas bés bu yàlla sàq. ñagas googee la ñu nemmeeku naam bu fekkee ne wanewu ko ci ak kanam waaye wax ji seetlu gi benn la ñu waxtaanee leneen ba tey ci politique parti AJ/PADS ne nekkul ci benn yoon ci rek xalaat ngir rek dem ci gouvernance bu président de la République mu di rek ak kàddu seen secrétaire général Mamadou Diop Decroix gis na ni partem ci opposition la daal di nekk tey naka ëllëg Malick Gakou moom ci jamono ji ni ak pataaral ak ñu gis ni ay militant am daal dinañ koy xàllal yoon wi ngir mu dem ci président Macky Sall ay nit sax ñi ngi wax ne jot nañu ko jox ab poste li ko des rek mooy ñu daal di koy fésal du samay kàddu waaye la si mën a jàpp rek mooy communiqué bi nga xam ne ay député bu partem ñoo ko signé ngir rek jox ko wan ko yoon wu muy jaar ngir mu mën a dem gën a mën a renforcer wala dëgëral wàllu démocratie bu nu sukkandikoo ci terme communiqué boobu nga xam ne mbir yi xëy na taxul mu leer trop Mouhamed Diop. dina dem wala du dem laaj bi samp la Sénégalais yëpp bëgg am tontu li Malick Gakou dina dem ànd ak njiitu réew mi moom président Macky Sall liggéey am déet en tout cas ba jon yàlla tey moom rek am tontu li waaye lu wér te wóor mel na ni mbir mi ngi gën a leer ndax honorable député yu grand parti yi ci mel ni Malick Gueye Aïssatou Sabara ak Aminata Konté ñoom ñëpp def nañu déclaration ngir rek wane seenug position ak seenug ànd ci situation sociopolitique bu Sénégal waaye it woo it militant yëpp ci ñu nekk benn te ànd ak président Malick Gakou laataa ñuy dalal seen xelug leader di ko wax ne moom rek la ñuy déglu ci bépp dogal bi mu mënti jël ak orientation yi jëm ci force vive yi ngir gën a renforcer démocratie fii ci mim réew di Sénégal lu wér te wóor mooy rumeur yi ñu ngi wéy di wéy Walf Quotidien sax dafa affirmé ne Malick Gakou noppi na ngir wëtali jë mouvance présidentielle te nee na jafe-jafe askan wi rek moo ko waral ak surtout mbas mi di Covid-19 bu dee Les Échos moom xamaloon nañu déjà ne Malick Gakou moom dem na ba noppi moom te boo moyuwul daan ko nommé envoyé spécial en tout cas li ci kanam réew li bët te ñu ngi yor sunuy nopp di taataan. ñun itam ñu ngi taataan di xaar mbir yi fu muy mujjee ñu jox kàddu analyste politique bi di Babacar Ndione mu ni mbir yi leer na naññi kii di grand parti day dem fekki ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ci jamono ji directeur de publication bu quotidien li gis ni Malick Gakou moo dox ci diggante Idrissa Seck ak président Macky Sall rattaxal diggante bi ba li ci xew ci Babacar Ndione ñu teewlu ko ci. waaw li ma si jàngat mooy position bi li ñu doxalee ñoom ñëpp grand parti dafa mel ni dafa wane ni Malick Gakou day paree dem fekk Idrissa Seck parce que benn bi mooy député Malick Gueye bi mu waxee daal di nekkat Idrissa Seck li mu wax moom rek la engagé ñoom sax dañuy génn si Idrissa Seck après quelques heures après ñu ne ko moom de warul wax porte-parole bi moo war a wax après ñu déggati député yi daal defati benn communiqué daal ne ñoom dañu bàyyi président Malick Gakou bi lañ jiite maanaam lu ko neex mu def ndax day fekki Macky wala man loolu je crois que ñi nga xam daal war ñu woon dem seen position leer na mais bu fekkee demee na nii rek entente bi yàgg rek li ñuy jàng daal si politique mooy dañuy waaj a dem fekki donc c'est une position très tranchée d'autant plus que nag ñu bëri te wax nañu ni Malick Gakou joué na rôle bu am importance ci diggante Idrissa Seck ak Macky Sall. kon mi ngi noonu mbir yi mi ngi tàmbali di leer ndànk-ndànk ci nday demam déet ñu koy topp ñu waxtaanee ba tey ci biir politique ak conférence de presse jeune réew mi bi nga xam ne démb amoon na ak pëccëxoo ak jàppante am sax ay saagante ay étudiants yoo xam ne bokk nañ ci parti bi waaye kenn woowu leen woon ngir ñu ñëw fekkee boobu janoo ak taskatu xibaar yi ñoo ñëw ni dañuy dugg à la force ci biir salle bi looloo tax li nu fi waxtaane léegi am ca waaye ca mujjantal ga daal dina ñuy dal jàmm ba tax na ñoom ñooñee wax nañu ne danoo rek tey gën a taxaw ngir jàppale seen leader Fatou Laye Diop moo fa teewoon.
jamono ji ñuy wax ay lim yu wàññeeku ci wàllu feebar bi di Covid-19 ba tax yenn habitude yi daal di tàmbaleewaat ci diggante ay longante ak i joxante loxo mu mel ni ne feebar bi amatul. ci ba mu tàmbalee waxam bu njëkk moom secrétaire général bu jeune bu réew mi rek la ñu dégg ay coow ci biti coow loolu sax daal di perturber lii di séance bi ndakate mu doon étudiant réew mi si nga xam ne dañu bëggoon dugg ci salle bi ngir rek daal di participer ci ndaje mi le mbir mi nag mujjee doon tulleex mal leen. Des idées. Nous sommes dans un pays démocratique. ginnaaw ay simili ñoom jeunes yi nga xam ne bëggoon nañu bokk ci point de presse bi daal di mujjee wàcc secrétaire général bi daal di yeggali kàddoom. mu ngi fi tey pour protéger son président ak lum ñu mënti jaral. ci choix bi mu jël conseil économique social et environnemental parce que conseil boobu c'est une structure de l'État extrêmement importante lu am solo la parce que bu. taskatu xibaar yi amuñu fu ñu sampee seen laaj terewul jeune réew mi si di addu ci front de résistance bi nga xam ne nee nañu dafa dàq lii di parti réew bi ñoom ñu jàpp ne nag boobule front amatul ngir nekk ndax nag ngir élection yi rek la woon. Fatulaye Mbaye Diop jërëjëf. Fatick la ñuy wutali foofee ci commune bu Foundiougne ñi nga xam ne ñoo ànd ak Idriss Seck daal di rek rafetlu ni mu rek ñëwee ci wetu président Macky Sall ngir jàppale ko ci liggéey bi ñoom ñu jàpp ni bi le dogal day rek wane ni réew mi rek xëy na moo leen ñor ngir ñu mën ko daal di doxal askan wi gis ci seen bopp. Alioune Badara Sonko moo ñu koy nettali. farandoo Idrissa Seck yi nga xamante ne ñoo nekk ci commune bu Foundiougne di rafetlu diggante bu ratax bi nga xamante ne moom lañ nemmeeku fan yi ci diggante président Macky Sall ak seen mentor politique Malick Fall mooy coordonnateur communal bu réew mi fii ci diwaanu Foundiougne. may dellusi nag di saluer maanaam di rafetlu njàmbarte suñu président mu di Idrissa Seck ci lii nga xam ne nii def na ko mu di lu rafet ñun ñu jàppee ko muy lu rafet nag loo xam ne nii ko yàlla may chance ba mu mën kaa def naka def pour intérêt réew mi. ñoom nag ñi jàpp ni boo gisee Idrissa Seck jël bii la dogal liggéey ak Macky Sall jamono ji réew mi moo toll fi nga xamante ne faaw ñëpp boole seen doole. Idrissa nee na fi muy toog ci station yi mu war a toog mu di présidence mu di assemblée mu di feneen li ko ñor dul fam toogaay ba mu fay toog waaye lan la mën a andil réew mi donc loolu moo tax tey mu jël décision bu nga xam ne ni moo gën a méttee jël ci réew mi pour dugg ci gouvernement bi réew mi moo soxla loolu la Idrissa wanewaat donc gàcce ngalama moom. responsable réew mi yi nga xamante ne ñoo nekk ci département bu Foundiougne du yàgg dara dinañ amal ab ndaje bi nga xamante ne dañuy am benn position ngir mën a yëy yàbbi ci gouvernement bu yees bi nga xamante ne moom lañ samp lu yàggul dara. Alioune Badara Sonko, Fatick, Zik FM. kii yàbbi ci wàllu woowee mooy Léopold Tanba ab jàngat la def ci champ politique bi ñu gis ni organisation yu jëm ci wàllu syndicat société civile ak activiste yi ñoom ci jamono ji ñoom lañ gën a gis ñoo gën a fës maanaam ci li nga xam ne mooy xew ci réew mi ngir fësal seenu ko njàmbat ñu teewlu ko ci. fii ci Sénégal mbirum politique daa mujj doon ab mbalka boo xam ne ñu bëri foofu la ñuy sumbuxlu xalaatkat bi jëloon xalimaam ne lépp lu waay def daa lamboo politique file ci Sénégal le misaal gi gën a fës muy syndicaliste société civile activiste religieux daa mel ni mbirum politique da leen a muur ba tax naa li leen tax a jóg seen diggi ginnaaw lañ ko taf dem sax li tax ñu pal leen ab yër dong lañ ci am ñile ma lim nii moo ni day lu ñu nangoo sas seen bopp ndaxam day am na njëriñ lool ba tax naa suñu ci jublu daañu wàccoo ak seen ni wareef suñ ko waxee wala ñu bañ ko wax am na ngarale bu métti ci mbir gu ni mel lu ci doy waar ñu bëri dañoo dem ba amatuñu sax kersa ci seenu péete ci langue politique bi wàcc nañu seen ànd ak ngarale gu métti. ñaareel googee la ñu nemmeeku waxtaane leneen ci biir xibaar yi mooy dogal bi nga xam ne conseil supérieur de la magistrature daal na koy jël ci wàllu rek lu jëm ci wàllu yarute ci rek kaaw Yaya Amadou Dia ak Ousmane Kane Yaya Amadou Dia moomee nekk conseiller à la cour d'appel bu Kaolack nga xam ne moo doon plaignant bi dañu ko rétrogradé maanaam dañu ko wàccee ay gradam mu jóge ci magistrat hors hiérarchie daal di dem ci magistrat du premier degré bu nekkee ne président de la cour d'appel bu Kaolack mi nga xam ne dañu ko tuumaaloon corruption moom dañ ko rek blâmer lu ni mel lan la mën a indi ak njeexital ci seen carrière ci biir magistrature bi tontu li ak Fatimata Diop. blâme la ñu yëkkati teg ko ci ndoddu jiital cour d'appel bu Kaolack avertissement nag boo xamante ne bëriwul njeexital ci carrière am ndaxte mu ngi waajal jël retraite moom nag la ñu koy toppee bokk na ci rek mu daal di janoog taskatu xibaar yi waaye tam yëkkati ay kaddu yoo xamante ne tegginewul bu ñu sukkandikoo nag ci article 11 bu statut magistrat yi magistrat amul sañ-sañ janoog taskatu xibaar yi lu dul nag lu jëm ci seen wàllub liggéey juge Yaya Amadou Dia moom itamit dañu ko sanctionné ginnaaw ba ñu ko dégloo
plaignant moom it dañu ko wàccee ginnaaw ba mu yëkkatee ay accusation wu guerre teg ko ci ndoddu njiital cour suprême bu Kaolack moom mii di tey ji juge ja daal dina ñàkk lépp luy avantage ci wàllu koppar ak yu nu mel daal dinañu ko sax delloowaat ginnaaw ci biir magistrature bi ci fàttali nag ci weeru septembre gi ñu génn la jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon di maître Malick Sall jébbaloon rapport bu IGAJ njiital cour suprême. Fatimata Diop jërëjëf ci wàllu actualité jëm ci wàllu justice la ñuy desandi ak tribunal des flagrants de Dakar délit de Dakar mi nga xam ne démb daal dinay joxe lii di ndogalam ci rek ñi ñu waxoon ni dañ leen a bett ñuy sëy ci seen biir. ci noone tribunal bi daal dinay accordé doute lu toll ci fukk ak ñaar ñi ci bokkoon fukk ak ñetteel bi moom dana ko bàyyi les si mën a jàpp rek mooy ki nga xam ne moo amaloon fête bi ak marié bi ku ci nekk am nga juróom benn weer yoo xam ne da nga koy tëdd ñi des ci groupe bi ñetti weer la ñu am kon ñaar fukk ak juróom yooyu nga xam ne jàppoon nañu leen wax nañu dañ doon rek màggal seenu bisu juddu tamit ak mariage ñu ànd ci ak leeral yi ak Tidiane Diallo. atte ba jib na ci ñaar fukk ak juróomi ndaw yi ñu doon jot góor jigéen ci ñoom ginnaaw bu ñu leen fekkee ñiy waajal amal mariage ci seen biir muy kon fukk ak ñett ci ñoom yi ñu teggi loxo ak fukk ak ñaar ñoo xamante ne tëj nañu leen lu toll ci juróom benn weer jàpp ñetti weeri kaso ci fàttali ñaari fukki fan jàpp ñaari fukki fan ak benn ci weeru octobre bu ñu génn ñaari fukk ak juróomu xale yu góor tegoon nañ leen loxo ci benn appartement foofee ca Mermoz ñu doon waajal amal mariage ak anniversaire seeni at ñu natt ko ci fukk ak juróom benn jàpp fanweeri at ci bërëb bu ñu leen jàppee sax di ab appartement fekkoon nañu fa ay produits yoo xamante ne góor jigéen da ko yittewu. waxtaane leneen ci biir xibaar yi wàllum jàng meeg jàngale bi ñu ngi waajal ubbiteeg l'école yi ba tax na ONG Save the Children ak UNICEF daal di boole seen ay doole ngir mën a rek relancer waat économique bi jëm ci wàllu développé lu jëm ci seeni service xale yi mën cee gis seenu ko njariñ bu nu sukkandikoo ba tey ci ONG yi ONG bi wax na ni lu ëpp ñetti millions ci xale ñu mën ko jàpp ci ak xayma juróom fukk ak ñetti %. ay jigéen ñoom dañoo bàyyi l'école bi nga xamee ne crise sanitaire bi mbas mi ñëw na ci biir réew mi muy loo xam ne naqarlu nañ ko ba tax na ñuy amal ay jéego ngir fexe ba nu amal tam ak cër ci li nga xam ne mooy protocole sanitaire bi ngir mën a fexe ba gone yi jàngi waaye tam ñu jàppale leen ci wàllu koppar ajaratu ay chening salfaañe na ak yelleefu ndaw ñi Covid-19 bari na lu mu yàq bu ñu sukkandikoo si Moussa Diop bu UNICEF. xam ngeen Covid-19 dafa am rek école yi tëj service de santé ñu waroon a jagleel xale yi mënatul woon a yemb violence domestique yi dafa yokk xale yi nekkoon ci mbedd mi bokk ci groupe vulnérable exposé. am na ay matuwaay yu ñu taxawal ci lubbite l'école bu bees bi. école bi bu mu ubbee bi aussi gouvernement bi dafa renforcer li ñuy wax le protocole sanitaire ñu ànd ci ak ñoom aussi di mobiliser wu pour di continuer di équiper école yi di continuer aussi surtout di mettre à disposition matériel yu mel ni masques yi. liggéey bu ñu seq UNICEF ak Save the Children ngir jàppale xale yi. askan wi nga xam ni seen doole dafa néew. il faut que ñu xool ci wàllu li ñuy wax protection sociale ak li ñuy wax registre unique national nan lañ ko gën a mën a yaatale ba askan woowu ñu mën leen a gën a dooleel ba ñu mën a assurer seen njàngu xale. yaakaar am na ubbite l'école bu mucc ayib ci sunuy doom. xibaaru bitim réew. xibaar yi biti réew yi ñu daal di waxtaanee ca Côte d'Ivoire ñaari opposants yi di Pascal Afingessa ak Albert Mabry ñoom ci jamono ji justice ba maa ngi leen ni rek seet ñu ni dañoo rek participer ci mise en place benn conseil national de transition ñaari fan ci weeru novembre ba la ñu génn mu di acte yoo xam ne ci wàllu attentat ki complot ci kaw état bi lañu ko daal di dippee loolee procureur bi moo ko daal di xamle naka démb bi muy janoo ak taskatu xibaar yi gannaaw juróomi at mu sori lool capitale congolaise bi l'ancien gouverneur bu Katanga Moïse Katumbi daal di ne ñëw ca Kinshasa naka démb lañu ko daal di xibaar moom ci samedi bi Félix Tshisekedi wax na ko rek daal di dalal ci ay consultation nationale yi mu door altine ak léegi ñu mën a waxtaanee rek ni président bi daal di ne trouver moyen ngir fexe ba waxtaan ak ki nga xam ni mooy Joseph Kabila ci contexte de crise politique boo xam ne
seen coalition moo nekk ci pouvoir bi présidentielle ci Amérique ñi nga xam ne ñoo faxandoog ak Donald Trump wax nañu ne ña ngay fësal seen ko manifester ci élection yi la ñu jàpp ni ak càcc da ci daal di am loolee nag gannaaw ba nga xamee ne dépouillement yenn bulletin de vote yi ñi ngi koy wéyal ci yenn état yi ci centre de dépouillement yi sax assesseurs yi ñi ngi assuré ni foofee lu jëm ci wàllu fraude munu ci am benn yoon kon néewoon na lu ñuy gis ci Amérique am mbiccoo mbaaloo am ci ak élection jëm ci wàllu wu ni mel ren loolee la ñu fa nemmeeku loolu as lëf la woon rek ci xibaaru biti réew ñu ubbi weneen xët tàggat yaram. Actu Sport. Actu Sport dañu koy doore ak tournoi UFOA A bi nga xam ne Sénégal moo ko war a dalal ci Stade Lat Dior lay xewee le 20 lay door ba le 29 Sénégal nag Sierra Leone ak Gambie la bokkal poule ci poule A bi poule B bi Mali Guinée Bissau Guinée Conakry ak Mauritanie nu war a dalal xew ma nga xam ne da ciy participer rek gisuñu ci Libéria ak Cap-Vert dañoo war a désister ndax limoon nañ leen ci ñi nga xam ne wax nañoo jongante jëm ci wàllu woowee ci jamono jooju Sénégal itam mi ngi wàcc lu jëm ci wàllu éliminatoire ñetteelu bëccëg bi seen diggante ak Guinée Bissau ñu ngi ko jàpp kon fukki fan ak benn ci weeru novembre bi ci Stade Lat Dior ba tey lay daal di xewee bu 19h30 jotee kon la ñuy jongante boobee match ci ay xibaar ñi nga xam ne ni Keita Diao Baldé Keita ak Famara Diédhiou duñu bokk ci boobee match boo moyuwul sax yeneen i jour ñi ngi leen di lim ne duñu ca daal di bokk. ñu dem biti réew waxtaanee week-end boo xam ne dina am ay derby am ay match de choc ñu mën ci jàpp diggante Man City ak Liverpool loolee nag ëllëg lay doon bu 16h30 jotee Arsenal moom mooy dalal Aston Villa Leicester ak Wolves ñooy daje 14h lay doon West Bromwich ak Tottenham dinañ daje 12h waaye lu ko jiitu tey jilee 12h30 Everton ak Manchester United Crystal Palace ak Leeds 15h lay doon Chelsea bu Edouard Mendy mooy dalal Sheffield United 17h30 kon lanu koy jongante ñu dem foofee ci Espagne moom itam dina am ay jongante ñu mën cee jukki aslëf rek Barça mooy dalal Real Betis 15h15 kon lanu koy jongante Atlético moom ak Cadiz kon ñoo ci war rek laali laata ëllëg Real Madrid tam mooy fekki Valence bu 20h jotee match choc la tam si seenu ko diggante Italie tam am na ay jongante Sampdoria bu Diao Baldé Keita mooy fekki Cagliari loole tey lañu koy daal di jongante laata rek ñoom itam naka ëllëg ñu mën a jàpp rek ci diggante Lazio ak Juventus waaye Atalanta ak Inter Genoa ak ñii di waa Roma ñoo ci war rek daje Naples bu Kalidou Koulibaly ak Bologne kon bu 17h jotee la ñuy jongante seen 7e journée la ñuy daal di tollu foofee ca Bundesliga tam seen juróom-ñaareelu bëccëg choc war a dox ci diggante Dortmund ak Bayern loolee tey lañu ko jàpp kon bu 17h30 jotee ñu dem ca France seen 10e journée Bordeaux ak Montpellier 16h Paris Saint-Germain bu Gana Gueye mooy dalal Stade Rennes bu Mbaye Niang ak Alfred Gomis kon loolee mooy li nga xam ne mooy seen programme naka tey jile laata ëllëg ñuy wéy ci diggante Brest ak Lille Lens ak Reims bu Boulaye Dia Lorient ak Nantes Metz ak Dijon foofu tam am jongante ci diggante ay sénégalais Nîmes ak Angers kon loolu mooy programme bi ñu mën a jàpp lu ci gën a fes ci rek bëccëg bile aslëf la woon ci xibaaru tàggat yaram ñu ubbi weneen xët mooy ëttu yéenekaay yi seen une lu ñu xëy daal di fesal. Zik FM.